Ndeye Khady Diop. salaamaaleykum mbokk déglukat yi takk masque fi mu ne nii lu obligatoire la moo xam nga nekk ci bérébu liggéeykaay boo xamante ne nguur gi moo ko daal di moom wala nga nekk ci bérébu liggéeykaay secteur privé moo xam bérébu jënd ak njaay commerce wala ci oto yi ñuy dugg ci wàllu dem beek dikk bi ñi nga xamante ne duñu sàmmonte ak matuwaay boobule jëm ci wàllu takk masque yi nag am na yoon lu mu daal di tëral loo xamante ne bu ñu ko takkul dinañu ko teg seen kaw loolu daal di siiw kon ci benn arrêté boo xamante ne ministre intérieur daal dina koy génn tey ji ci wàllu masque yooyu la sax moom moo tax ca Kayar waa dëkk ba jug ne kat faw nit ñi di ko takk ndax loolu moom mooy tax cas communautaire yi ñu mën ko daal di xeex dañ ci ànd ak kii di Babacar Ndaw ni ko ñu ko faralee di nemmeeku si bërëbu nappukaay yi Kayar desul ginnaaw. Kayar parce que ñun ñëpp xam nañ ni une zone à risque suñu tiit ci dëkkuwaay bi. loolu di am njàqare waaye di am menace bu ñu sukkandikoo si secrétaire général bi comité bi saytu waaye di xeex jàngoro boobu si Kayar Biram Sow. dañoo nekk ci contexte bu doy waar mooy que jën demeetul noonu ça fait presque 4 mois pêcheurs en ligne par exemple ñu ngi xaar seen période ñëw mënagul ñëw donc c'est un moment très risqué par exemple pour les confinements et autres mais aussi fii affaire bi toll on n'a pas le choix. Que les gens prennent leurs précautions, prennent des mesures de prévention. moo ne de gendarme yi ñu fa fekk seen lim doyul ngir ñu mën a appliquer li nga xamante ne moom mooy distanciation sociale boobu yi bu ñu sukkandiku si waa comité boobu fexe ba ku nekk mën a takk masque loolu la jàpp nañ ne ab xalaat la Biram Sow. fii ci Kayar ñu sol masque bii nii ngeen di gis dañ ñu ko bëgg puisque mbooloo yi dafa bari te nit ñi ba léegi mënaguñu toog seen i kër ngir yàlla ñu ngi ñaan askan wi kuy mën di génn nga yoraale ko. ba tax na xalaat boobu sax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ngànk wàllu ndaw yi si tàggat yaram si département bu Thiès di waa nawetaan dugal seen loxo ginnaaw financement bu leen conseil départemental jox 3 millions ñoom ñu jàpp ne wut ay masque anam la bu mën a xeex ak jàngoro bi Ousmane Diop njiitalub ODCAV bu Thiès. réellement problème mooy les cas communautaires parce que les cas importés mën naa amatul c'est des frontières les cas contacts ñu ngi koy suivre mais les cas communautaires bi nga xam ne ñu am feebar te xamuñu fan lañ ko jëlee donc ñu xalaatoon ni protéger nit ñi mooy tax loolu mën a ñu mën cee jugee mooy lan mooy d'abord di raxasu mais surtout di sol ay masques donc ci lañ waxtaanoon ñun ñu ne dañuy jënd 10 000 masques ci budget bi ñu jox pour distribuer ko au niveau département. diwaanu Thiès ñu ngi wax ne cas yi fi jotoon a am wér nañu waaye it tey jii mel na njàqare ji ba léegi mi ngi fi. ne mbooloo yi si marché yi quai de pêche yi li ñu demeeku si Kayar moom la ñuy gis sax si biir dëkk yi bi digg bëccëg xale yi naan ataay si mbedd yi ñii di def sport tàggat yaram mel na ne jot na kilifa yi jëlaat ay matuwaay ngir tey jii mën a dakkal mbooloo yooyu Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw général François Ndiaye général de division moom moo daal di jiite comité de suivi mise en œuvre opération force Covid-19 njiitu réew mi daal dina koy siiwal comité boobu la nag lu toll yi juróom-benn nit ñu ngi ci taxawal nguur gi waaye loolu bokkul ak ñi fa taxawal organisation société civile organisation patronale ñii di syndicats yi ak représentant association consommateurs yi France moom daal di ndakkanali jaay gu muy jaay Sénégal ay garab moo xam yi jëm ci wàllu faj coronavirus wàllu anesthésie réanimation wala ay médicaments nga xamante ni dafa jëm ci urgence nee na kat moom ci boppam day bañ am rupture ci ay garab yi mu faje doomu réewu France yi nga xamante ne ñi ngi ak jàngoro ji mu di loo xamante ne su yàggee mun na indi ay jafe-jafe ñu déglu ci docteur Annette Seck Ndiaye bu directrice su PNA ci micro Habsa Ediman. waaw jërëjëf war nañ ci am tuuti jaaxle surtout xam naa ne secteur privé pharmaceutique bi war nañ ci am jaaxle lool parce que ci li ma xam li gën a bare ci garab yi nga xam ne moom la ñuy jëlee bitim réew ci France lay jógee ndax ñoom dañu am centrale d'achat yi nga xam ne ñoom ñoo leen di jëndal garab yi di leen ko indil fii Sénégal li ñu concerné ñun nag secteur public xam nga ne marché public yi day tax ñu jënd ay garab ci réew yi yëpp ci sur le marché international te bu ko defee ñun dinañu jënd Chine dinañu jënd Inde dinañu jënd ci yeneen réew yi waaye li ñu mën a wax ne li France jël ci décision am nañu ko njëkk a jël ndax ba pandémie bi kii rek feeñee rek ni ay réew yu mel ni Inde yu mel ni Chine
dañu ne dootuñu exporter seen yenn garab yi ak yenn matières premières yi donc fi mu nekk nii jaaxle am na ci wax dëgg yàlla surtout ci fan yii di ñëw ak ci weer yii di ñëw ci garab yi bu fekkee ne réew yooyu nga xam ne ñoom ñooy defar garab yi gën a bare di ñu ko indil fii di ñu ko jaay fii ci Afrique ak ci Sénégal su fekkee ne levé wuñu yooyu restriction mën na am nag ñu jaaxle tuuti loolu daal laa mën a wax. jaaxle dina am te itam soo moytuwul rupture garab yi ñuy fajee coronavirus dina am su fekkente ne jàngoro ji gaawu fee génn loolu la kii di Mouhamadou Sow docteur Mouhamadou Sow pharmacien bokk ci interordre des professionnels de la santé daal di wax ne mesure bi waa France jël nag mu yitteel lu toll ci fanweeri garab ak juróom-ñeent dina indi ay jafe-jafe ak itam moo xam ci wàllu paj mi wala ci itam ci wàllu njënd ak njaayam garab mi fii ci Sénégal loolu sax moo tax réew mi kon dañu war a jóg fexe jublu ci moom seen bopp ci wàllu garab loolu moom moo koy daal di safara dañuy déglu docteur Mouhamadou Sow di pharmacien bokk ci interordre professionnel de la santé ci waxtaan ak Amadou Moustapha Dieng. ñu koy regretter parce que quand même garab dafa ku faju da nga war a am garab yoo xam ne moom ngay jëfandikoo pour faju maintenant du ñu blâmer aussi français yi parce que loolu aussi lu normal la ku nekk da ngay xaar sa bopp bala ngay xalaat ñeneen donc waaye ñun li ñu war a jëlee ci mbir mi mooy que ñun dañu war a defaraat suñu bopp mooy xool que ci mbas mi ñu jàpp ni léegi jot na ñu am suñuy usines yoo xam ne ñooy defar garab yi nga xam ne moom mooy faj Sénégalais yi parce que loolu bu dee jàppuñu loolu rek maanaam kon jëluñ benn leçon ci mbas mi donc jot na aujourd'hui ñu ne nañu am ay usines yoo xam ne ñooy defar garab yi ndax France lim ñu woon et puis am du France kese de yeneen dëkk aussi dañ ko bind ni am na garab yu bëri dootul génn parce que ñoom dañ ko soxla d'abord donc ñun liñ ci war a jëlee mooy que nu mu gën a gaawee mu nekk urgence nationale maanaam gouvernement xam ne lii urgence la mu jàppale usines yi nekk biir Sénégal ba nga xam ne dañuy defar garab yoo xam ne mooy dimbali di faj Sénégalais yi surtout bu dee Covid bi dara yàgg fii fu Covid bi continuer fii ñetti weer dina am garab yu bëri yoo xam ne dina manqué ci dëkk bi te loolu yëpp loo andi mooy restriction yi nga xam ne dañ koy def comme je dis c'est comme ñun dañuy jéggaani donc amuñu benn doole boo xam ne mun nañ leen forcer parce que ku nekk da ngay xalaat faj say doom ba nga faj doom jàmm dina am njeexital parce que boo demee fii am na garab yu bëri am na sax yoo xam ne mi ngi manqué mais comme je dis xam nga déjà bateau yi dawuñu avion yi dawuñu cargo yaa ngi daw bateau yi tam ñu ngi daw mais bariwul donc importation médicaments yi dafa wàññeeku bu baax donc loolu lu muy wund boo booleeg entreprise yi nga xam ne ñoom liggéeyatuñu parce que entreprise yi garab yi def garab yu ci bëri ñu def confinement total donc liggéeyuñu nga boole ci dëkk yi nga xam ne ñoom dañu ne seen garab dootul génn seen dëkk boo boole loolu yëpp li muy andi mooy dina am weer yu néew bu dee Covid bi sori na Sénégal dina am ay garab yoo xam ne dina ko manqué waaye balaa même Covid bi waxoon nañu liggéey pour ñu am souveraineté pharmaceutique maanaam garab yi nga xam ne moom la ñuy jëlee moom la ñuy fajee Sénégal yi garab yooyu ñu koy defaree ci biir dëkk ba nga xam ne dina arrivé ba may Sénégal souveraineté pharmaceutique. Docteur Mouhamadou Sow bu interordre bokk di itam pharmacien moom mooy nekk ganu kër gi coowal coronavirus kin daal di judd itam fële ca journal Le Soleil ndaxte alxames ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars kii di madame Fatou Ly Sall ñu gën ko xam ci Croquette di agent commercial dafa jot benn lettre licenciement ci directeur général Le Soleil di Yakham Mbaye section Synpics nag bi nga xamante ne jugoon na ngir dox ci tànki jàmm gis na ne daal acte boobule directeur général ba jël ñoom rafetlu wuñu ko ndax teguwul ci yoon section Synpics kat wax na ne agent commercial bi kon li ñu koy tuumaal mooy ne daal dafa daal di tisooli bi mu tisooli nag ñu nekkoon na dem Institut Pasteur ndax dañu doon joxtu ne dafa yore jàngoro ji di coronavirus moom madame Sall gannaaw dafa doon bañ ñu joxoñ ko baaxaamu tuuma moom ci boppam jug na dem defi consultation def na consultation bi itam
waaye loolu texewul ba tey ñu joxoñ ko itam baaraamu tuuma ne dafa daal di mettre en danger maanaam dafa ñàkkal kaaraange ñi mu àndandool di liggéey donte sax moom jot na yónnee certificat médical bi par voie électronique maanaam da ko yónnee par mail loolu texewul ñu daal di koy licencier ne dafa def benn faute bu 10/10 section Synpics nag bu Soleil mi ngi ñaan direction générale bi mu dellusiwaat ci li nga xamante ne moom mooy mesure boobule. ci université yi njàng mi ren ji dana taq suuf lool SUDES syndicat unitaire et démocratique des enseignants au Sénégal section enseignement supérieur ak recherche daal di ci def taxaw seetlu ak jaaxle nee na nag ren ji ci njàngum daara yi kawe yi rawatina université Assane Seck bu Ziguinchor faaw ñu bàyyi ko xel bu baax a baax nee na kat faaw ñu jël ay matuwaay ci université bu ci nekk ndax bu nekk ci université yi rek sa cas bokkut ak ba ca des ñu daal di koy xayma loolu moom mooy tax ñu mën a moytu année blanche wala année invalide ñu déglu Oumar Dia secrétaire général SUDES enseignement supérieur ci micro Amadou Moustapha Dieng. université Sénégal yi nekkuñu ci même situation. ñaari université mooy ñu gën a mag yi université Cheikh Anta Diop de Dakar ak Gaston Berger bu Saint-Louis ñoo nekkoon di am année universitaire bu normal ñeneen ñi c'était difficile te ci ñooñu université booy xam ne mooy situation moo gën a critique mooy université Assane Seck de Ziguinchor. université Assane Seck de Ziguinchor bu ñu résumé mun nañu wax ne sax cours yi commencé wuñu woon ba le 13 mars ñu jël dogal bi mooy kii fermer université yi donc université boobu dafa nekk ci situation bu difficile donc ñun ci sous communiqué bi dañu woote ne que bu ñu crise bi buñ ko rombee foog ñu xool université yi yëpp université yi au cas par cas ñu xool ban université moo am chance valider année am ak ban université moo amul chance valider année am te loolu moom buñ ko gëstuwee par exemple ba leer ci ñun war nañu jël dogal correspondant bi su dee par exemple dañu war a invalider année bi ñu def ko et ensuite ñu def mesures yi pour situation bu mel ni bañ a amaat année prochaine. mais su dee kii continuité pédagogique à distance et sous forme numérique étudiants yi foog ñu encadrer leen en petits groupes ay groupes de 10 donc loolu dafay multiplier besoin nombre d'enseignants yi donc gouvernement bi foog très rapidement mu xool lu ñuy def pour am ay enseignants yu doy pour mun a def face à cette situation bi. Deuxième mesure d'accompagnement bi bu fondamental mooy c'est que étudiants yi surtout première année yi ñu ngi commencer étudiant bu nekk mu am ordinateur te étudiant bu ne fu mu munta ne ci Sénégal foog mu am connexion internet bu baax loolu su amul rek dañu introduire rupture d'égalité entre étudiants yi te loolu moom ñun SUDES dañ ko contre donc ñaari mesure d'accompagnement fondamental yooyu foog gouvernement bi def ko. ñu ñëw ci wàllu réaction bi BCEAO am ci woote njiitu réew mi ci daal di pousse ci diiru ñetti weer ñi nga xamante ne ak pay la guy ñi nekk ci secteur privé bi war a fay banque yi kii secrétaire général CELS authentique di Abdou Fati di ko rafetlu waaye yaakaar na ne itam décision boobule waru tayam rek ci privé bi dafa war a daal di ñëw ci ñi nga xamante ne dañuy liggéeyal nguur gi ndax ñoom itam ñi ngi ci confinement moom Abdou Fati dañu koy daal di déglu. waaw gis nañu ni waa BCEAO chef de l'État li mu leen ñaanoon ñu def ko mooy xool naka la banque yeeg institution financière yi dugal seen loxo ci xeex bi muy ñi nga xam ni bor yi dafa leen xoj lu bari xoj leen entreprise yeeg nit ñi ñu xool naka lañ koy teggeendi ba fii ñetti weer. waaw waa BCEAO nag d'accord nañu wante si d'accord bi entreprise yi d'accord nañu ak ñi liggéey dans le privé di rappeler rek ni ñun également ba ñuy teg revendication wax ko centrale yi ba ñu koy rencontrer dañu bëggoon décision bi mu inclusif mu laal ñëpp mais laalul fonctionnaire yi te ñëpp gis nañu ni fonctionnaire yu Sénégal moom lu yàlla xam doy na dañuy góorgóorlu même su dee ay fonctionnaire lañu war nañu def comme dëkk yëpp mooy ñi nga xam ni sàkku nañ ko ñu inscrire en ligne ñu defal leen ay report d'échéance wàññiwul dara moo tax ñu ngi ñaan chef de l'État mesure bi ñu gën ko élargir mu laal ñëpp laal privé bi laal public bi. dañuy ànd ak kon suñu ganu kër mu di docteur Mouhamadou Sow
di pharmacien bokk ci interordre bi mu daal di dellu si ci li nga xamante ne moom mooy décision bi nguur gi jël ngir daal di dakkal li nga xamante ne nguuru France sax la ñuy wax daal di dakkal li nga xamante ne moom mooy njaayum garab gu muy jaay Sénégal garab moo xam ay garab yi nga xamante ne dafa jëm ci li ñuy fajee coronavirus mu ne nag kon nguur gi fi mu ne li ñu war a def moom mooy fexe moom seen bopp ci wàllu woowule donte sax jafe-jafe yi moom fi mu ne nii mënuñu ñu cee rëcc docteur Mouhamadou Sow ak Amadou Moussa. Sud FM ganu bés bi. Mouhamadou Sow maa ngi lay nuyu yow pharmacien nga nekk membre interordre bi niki noonu it nga nekk président directeur général bu Teranga Pharma réew France dafa ne bés ni ki tey dafay dakkal lépp lu jëm ci wàllu yóbbante garab fii ci réew Sénégal ba jëmmi jamono yow pharmacien nga noo gisee boobu lay dogal. liñ ci xaar mooy dañ koy regretter parce que quand même garab dafa ku faju da nga war a am garab yoo xam ne moom ngay jëfandikoo pour faju maintenant du ñu blâmer aussi français yi parce que loolu aussi lu normal la ku nekk da ngay xaar sa bopp bala ngay xalaat ñeneen donc waaye ñun li ñu war a jëlee ci mbir mi mooy que ñun dañu war a defaraat suñu bopp mooy xool que ci mbas mi ñu jàpp ni léegi jot na ñu am suñuy usines yoo xam ne ñooy defar garab yi nga xam ne moom mooy faj Sénégalais yi parce que loolu bu dee jàppuñu loolu rek maanaam kon jëluñ benn leçon ci mbas mi donc jot na aujourd'hui ñu ne nañu am ay usines yoo xam ne ñooy defar garab yi ndax France lim ñu woon et puis am du France kese de yeneen dëkk aussi dañ ko bind ni am na garab yu bëri dootul génn parce que ñoom dañ ko soxla d'abord donc ñun liñ ci war a jëlee mooy que nu mu gën a gaawee mu nekk urgence nationale maanaam gouvernement xam ne lii urgence la mu jàppale usines yi nekk biir Sénégal ba nga xam ne dañuy defar garab yoo xam ne mooy dimbali di faj Sénégalais yi surtout bu dee Covid bi dara yàgg fii fu Covid bi continuer fii ak ñetti weer dina am garab yu bëri yoo xam ne dina manqué ci dëkk bi te loolu yëpp loo koy andi mooy restriction yi nga xam ne dañ koy def. ma ne yéen ñi jaay garab dina am jeexital ci yéen. waaw dina am jeexital parce que boo demee fii am na garab yu bëri am na sax yoo xam ne mi ngi manqué mais comme je dis xam nga. déjà bateau yi dawuñu avion yi dawuñu cargo yaa ngi daw bateau yi itam ñu ngi daw mais bariwul donc importation médicaments yi dafa wàññeeku bu baax donc loolu lu muy wund boo booleeg entreprise yi nga xam ne ñoom liggéeyatuñu parce que entreprise yi garab yi def garab yu ci bëri ñu def confinement total donc liggéeyuñu nga boole ci dëkk yi nga xam ne ñoom dañu ne seen i garab dootul génn seen dëkk boo boole loolu yëpp li muy andi mooy dina am weer yu néew bu dee Covid bi sori na Sénégal dina am ay garab yoo xam ne dina ko manqué waaye li ci am solo mooy doomu réew mi particulièrement ñi nga xam ne ñoom ñooy xam garab ñoom seen métier mooy garab ñi nga xam moom la ci des pharmaciens ñoom am nañu seen benn projet boo xam ne du projet parce que dama naan parce que du projet parce que commencé nañ ko ba nga xam ni ñu ngi ci mise en œuvre ndax bu loon mbas mi waroon nañu commencé suñuy activité depuis mois de mars bi waroon nañu ko commencé mais malheureusement Inde bi ñuy liggéeyal moom dafa nekk confinement total maanaam foofu kenn liggéeyu donc ñun Teranga Pharma ñun suñu gis-gis mooy te ñu ngi koy wax juróomi at ci ginnaaw ba léegi ñu ne li ëpp solo balaa même mbas mi di waxoon nañu liggéey pour ñu am souveraineté pharmaceutique maanaam garab yi nga xam ne moom la ñuy jëlee moom la ñuy faje Sénégal yi garab yooyu ñu koy defaree ci biir dëkk bi léegi entreprise boobu lan la toogee ba nga xam ne dina arrivé ba may Sénégal souveraineté pharmaceutique maanaam dañ ko sukkandi ci ñetti tànk bu njëkk bi maanaam dañuy war a defar garab yoo xam ne ay médicament générique mooy garab yoo xam ne dafay niroog spécialité bi dina faj te du cher mais dañu tamit dañuy defar garab yoo xam ne dañ koy jëlee ci suñuy garab yi nekk fii exemple may joxe surtout mooy bisaab bi nga xam ni ñu ngi koy utiliser bisaab boobu aujourd'hui xam nañ ni mi ngi faj ay hypertension modérée ñu am tension bu modérée lañ di faj te gis nañ sax Genève ay comprimés yoo xam ne à base de bisaab donc ñun ñu ngi liggéey ay universitaire ci loolu donc fii at yu néew di nga gis ni am na garab yu bëri dañ ko def ay comprimés ay sirop ay gélule di ko jaay ci pharmacie loolu mooy ponk bu njëkk pour Teranga Pharma ñaareelu ponk bi mooy maanaam dañuy def Sénégal lu ñu naan centre de distribution pour l'Afrique lu tax ndax jamono yu ñu toll nii garab boo gisee garab bi ñëw Sénégal wala bi dugg biir Afrique dafay jaar France même bu jógee Inde bu jógee Chine day jaar France doo ko ñëw garab sax dañ koy defaree Sénégal mu jógee Sénégal dem ba France doo ko ñëwaat donc loolu nag dañu ne loolu jaaduwul donc nañu def benn centre de distribution boo xam ne dañuy dajale garab yëpp biir Sénégal ba nga xam ne léegi au lieu mu jaar France day ñëw directement Dakar et à part Dakar dañ koy distribuer Afrique
donc nga xam ne loolu bu ñu ko réussir et loolu état fa ñu jàppale ñu fii ndax France ñoo koy def duñu nangu ñu jël activité aussi ñoom donc bu ñu defee boobu activité ñu naan donc centre de distribution su boobaa Dakar day nekk hub pharmaceutique te ñun jàpp nañu loolu dañ ko réussir fii ak ñeenti at ba juróomi at. juróomeelu ponk ñetteelu ponk bi am solo ci Teranga Pharma mooy li ñuy wax sous-traitance maanaam garab yi nga xam ni tamit dañ koy consommer te usines yu mag yi nekk Europe ñoom dañ koy jaay biir Afrique ñu ko defee Europe mais Asie lañ koy defee parce que foofu ni ñu koy defaree moo gën a yomb ñu naan coût de production moo gën a yomb léegi ñun Sénégal ñun Teranga Pharma ñu ne dañu defar aussi dañu proposer français yi européens yi nga xam ne dañuy dem foofu ñu leen ñëw leen fii defaree garab yi nga xam ne seen tur lay nekk mais à partir de nos centres de distribution bu ñu ko defaree ba pare mu am benn système de distribution bu ñu nekk en place mooy gën a yomb ba nga xam ne léegi dañu am garab yi et puis dina wàññi njëgu garab yi donc bu ñu boolee ñetti ponk yooyu yaakaar nañu ni souveraineté pharmaceutique bi ci plan bi ñu bind ci ak 10 ans nañ ci jot waaye bu ñu état bi jàppale bi wër bu ñu wër dañuy wax li ñu war a jàppale bu ñu ko defee plan boobu ñu bind ci fukki at nañ ko andi ba ci juróom et maximum juróom-ñaari at. xalaat boobule war nañ ko fesal jamono ji nga xam ne ñu ngi wax ne chloroquine dafay faj coronavirus te benn usine bi amoon ci réew Sénégal de Médicis dañ koo tëj kon fu mu nekk ni jot nañ daal di koy suqali. loolu moom maanaam suqali bi ak jàppale bi moom mënul ñàkk ndax képp koo xam ne gis na ni mbas mi def ci dëkk bi war na xam ne fi ñu toll ni guddi yi ñu toll li nga xam ne moo gën a jàmp mooy que li fi desee ci industrie ak li nga xam ne moo fi war a nekk mu tudd Teranga Pharma mu tudd Médis ñu ngi waxtaan ak ñoom mais li ma bëgg a recommander mooy que entreprise boobu nañ leen jàppale mais nañu fexe tam bu ñu leen jàppale ba nga xam ne li ñu naan capital bi na ci sénégalais yi moom lu ëpp genn wàll gi nañ ko moom ndax comme étranger yi depuis fi ñu commencé ba léegi étranger bu fi ñëw da ngay mujj dem sa yoon comme ça da ngay gis usine bi dootul continuer mais bu dee état bi wala sénégalais ñoom moom xaaj bi même bu étranger yi demee mais activité yi des donc loolu dañ ci war a jàngat lu bëri képp ku fi ñëwati naan da ñuy defal usine dañu jàpp ni boo ñëwee waroo moom moitié bi dina ko sénégalais yi moom nga xam bis booy dem nga bàyyi fii usine bi garab yi bu ñuy liggéey nga fi bàyyi ndax chloroquine ñu ngi ko defaree Médis mais donc léegi tëj nañ ko te gis nga père de famille yu bëri ñàkk nañ seen liggéey te loolu aussi day andi régression sociale donc ak ngi muy Teranga Pharma muy Médis muy keneen na état bi ñëw bu ñu toogee ñun ñu waxtaan ak ñoom dinañ leen wax mesures yi nga xam ne bu ñu ko defee incha allahu rabi bala fii ak juróomi at man maa leen ko wax fii ak juróomi at garab yu bëri dootul màggee Sénégal te njëg li dina yomb te garab yu baax lay doon nañu dem ba fii ak fukki at dootuñu wax Sénégal mais ñun dañuy exporter ci sous-région bi. docteur Mouhamadou Sow jërëjëf.